kon ñi ngi nuyu président Omar Sow di rafetlu délégation bi mu def ñëw seet si waa Daral gi di rafetlu tamit teewaayu président Samy Diakhaté ak mi ñu àndal fi rafetlu di sofe bi nga xamante ni la moom kontaan nañ ci lool élève comme ni mu ko waxee rek passion la nit ki bu koy def am lu ko ci dugal ba tax mu koy def kenn yaakaarul di fas yéene def élève ñii dimbale ndax yëf yi gën a gaaw luy ata DJ sangama salamu aleykum waa Colobane Guy Murit ñu ngi leen di nuyu sëñ Aliou Ndoye nuyu nañ la bu baax a baax ñëw nañu fi nga xamante ni mooy Guy Murit fekk si fi nag ay champion yoo xamante ni seen tour entraîneur désormais dans l'histoire de l'élevage du Sénégal tey jii nag ñoom nga am mbégte ci dalal RENADES réseau national des éleveurs du Sénégal ci jiitu ki nga xamante ni si mooy le grand Omar Sow mi nga xamante ni yaa def na moom mooy président du ma xuus na commencé ñu ngi sant tamit sunu président RENADES Omar Sow ñi nga xamante ne moom la ñu fal le 19 août fële ci CICES assisté woon naa réunion bi yéen bi ko yàlla na ko sunu borom ooy fal te yàlla bu ci kenn am lu mu ciy rëcc yàlla na ci ñëpp gis seen bopp lii wane na ne lépp neex na ba topp bi ndaxte ku dul bokkante ngàddu gura defe naa boo amee gura bu ne lang doo ko bokkante te vraiment li mu def nii geste boo xamante ne bu rafet la quoi vraiment kon yàlla mi yore mbiram di ko doxal yàlla na ko yàlla tegal loxoom yàlla yë ko téyel boppam yàlla nañu yàlla lafal cet rek a garaaw yàlla mi nga xamante ne mooy musal jaam ci cet wallaahu yaxsimuka minal naas bañ koy waxoon ko yonent bi mbir yi ñoo taxoon ñu wax ko kon yàlla baat boobu mu waxoon Seydina Muhammad pour mu wax ko yàlla na leen ko sunu borom subhanahu wa taala defal jërë ngeen jëfati ngeen baal ñu quoi. tànn nañ ci yéen parce que action bi ngeen def on sait que du action boo xam ne c'est politique waaw nit ki bu ñëwee di la jàppale di la dimbali bu ñëwee ba actionné da nga ko naan jërëjëf initiative bi ñun ñoo ko créé toog nañu ne non avant ñu jël suñuy xaar di ko yóbbu feneen nañu toog Colobane bi ñu juddoo Colobane gi ñu yare suñuy xaar ñu wan leen ne ñun dañu bokk ci affaire bi kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant lii daf ñu jox courage kontaan nañ ci yéen lool parce que xam ngeen ne li ngeen def yéen seen bopp xam ngeen ne am ngeen ci ngërëm dimbali ngeen ñu jàppale ngeen ñu parce que dund xaar dafa métti xaar boo ko téye 1 an loo ko jaay doo ci génn boo gisee koo xam ne dafa ñëw nag jàppale la ne la dinaa la téele lebaluma la abaluma la dama laa may jël sa alal jox la ne la jàppale naa la dimbali la kon ñun war nañoo góorgóorlu ñun waa élevage monsieur ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant liggéey bi ngeen ñu sas nag ñun di leen gën a góorgóorlu di ngeen ci defaat preuve boo xam ne boo ñëwee bu déwénee di ngeen ci gën a kontaan parce que loolu mooy seen ndam loolooy sunu ndam merci. ah waxi daaw ak jëfi ren nag bu ñu nuru rek waaj a baax maa la ko wax. dëgg la daaw de nag sa waxi daaw mooy sa jëf. yàlla na ko réew mi yëg. yàlla na ko réew mi. dafa nekkoon nit koo xamee ni bu masaan di wax ak jaami yàlla yi da ci doon sóoraale mala yi ba ca mellantaan yi ah daf daan mala yi surtout nag ci période bii nga xamee ni période bu doy waar ah ngeen ni nanu jóg nu defi fi sabilillah defi ngir yàlla pour nit ñi kon loolu dañu koy luwe te ñaanal leen yàlla na ci réew mi gis boppam mais yéen itam seen projet bi yàlla na ko yàlla yéege te képp kuy état wala ngay représentant état yàlla defal la ci ay xéewal mais ñoom ñu sentir ni yéen itam yéen a ngi liggéey réew waaye nag fi ngeen dal tey man yàllaa ma yemale ci lii
fi ngeen dal tey dal ngeen foo xamee ni mooy kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick mooy kër maam Borom Touba mooy ëttu diine yëpp ndax tey ndaw la ci biir kër gi waaye représenté na këri diine yi ndax bu dee këri diine yi Touba gi ñëpp yaakaar wala ñi jullit yu bari yaakaar yàlla def na lépp lu fa xew bu dee màggal ak Touba moom mii la Serigne Abo Mbacké di woo mooy def conférence ci biir këram moom mii tax te kër Cheikh Seydi Hadji Malick la bokk ndax Alaaji Taala mooy maamam waaye baayam it ci biir dëkk bii muy Serigne Mamadou Lo mooy kilifa kër ga tey maire bii ngeen di dugga tey jii ci fiefam yàlla dogal na mooy kilifaam baayam waaye baayam boobu di kilifaam lépp loo xamee ne àndul ak diine àndul ak charia boo ko cay xaar doo ko gis te bu fa toogee bu ñu soppee loola mu jóg buy dem du tàggoo kon yàlla baaxi ko it mu nekk ci buntu dëkk bi te dañuy wax ni bari na luy aar ab dëkk ca buntu dëkk ba lay taxaw tey buntu Sébikotane moom mi mooy aar mooy kaaraangeeg Sébikotane kon bu ngeen duggee ci biir parce que ay baayam ñoo ko sancal fii ni ko dëkkal fii bi mu fi dëkkee it booba dara amu fi tey mu samp këram gii di yëngatu ci wàllu diine ba def fi juma mi ngi nii ci gannaaw tabax fi daara pour liggéeyal yàlla liggéeyal jaami yàlla yi kon bu ngeen ñëwee tàllal ay loxo fii ni fii ngeen di déparé pour dugg Sébikotane pour mu ñaanal leen wóor na ma ne bu du woon ak xat-xatu àjjuma ji te mu war a yal na ci yàlla def baax ku yaakaaru la nag ku yaakaaru la xale la waaye nag ku yaakaaru la ndax fooyewul boppam ci wàllu xam-xam fooyewul boppam ci wàllu adduna fooyewul boppam it ci jamono fii ay maamam tegoon seen tànk ci siratal mustaqim fa la teg boppam kon yàlla na yàlla barkeel seen tànk en tout cas seede leen ñi maa ngi fa lu ngeen ma sant dinaa ko def Sénégal yëpp daw nañ tuuti lañ def otoom lañ leen def essence ànd ak ñun ànd ak waa bureau Sébikotane ñëw yendoog ñun jàpp ci liggéey bi ba yàlla def keroog 19 août ñu âgé dañu teg bureau bi jël ma teg ma ci kanam bëgg a yóbbu Renades bu yegg fa yàlla jàppale ñu ba li ñu bëgg a duggale suñu loxo ci lépp li nguur gi di def pour que élevage jëm kanam yàlla jàppale ñu loolu am su ko defee émergence am ñëpp gis ci seen bopp éleveurs yi daal di kontaan xam ni élevage yokkute ak jàmm ak prospérité rek la mën a doon ñu ngi lay sant. ndokkeel it ci seen déplacement bi ndokkeel ci weeru tedd sant yi ñu doon tudd léegi mais surtout jaxate yeeg looyeen yi nga xamee ne ñoo nekk seen biir ak ndaween yeeg wàddeen yi kàddu yi xam naa ne du gudd ne kaddu yi day du gudd wane kontaan rek ne dañu ciy wane rek kontaante ndax moo tax ñu gis leen waaye taxawaayam itam waaye taxawaayu Daawuda itam ci nitu daara yi ci nitu daara yi donte ñu ngi ci biir élevage ne donte la nu ngi ci biir élevage waaye taxawaayam ci nitu daara yi waaye taxawaayam ci nitu daara yi ci miin leen ci miin leen di leen jàppale di leen jàppale di leen fréquenté di leen fréquenté sopp leen lool sopp leen lool it daanaka ñooy ay àndandoo ne daanaka nun noo di ay àndandoom loolu moo waral ne looloo waral ñu nekk ci biir mbir mi sunu nekk ci biir mbir mi mën naa am suñuy loxo ne mën naa am sax sunuy loxo wala suñu tànk wala sunuy tànk nekkul ci biir dëkk ne empreinte yi kenn du ko gis waaye ñu ngi ci li ngeen ne waaye nu ngi ci li ngeen ne kër kilifa diine yëpp ne kër kilifa diine yëpp nag laa wax foo fa dem ne foofi dem fekk fa fu ñuy yare ne fekk fa fu ñuy yare mala ñun yàgg nañ ci lool nun yàgg nañ ci lool xëy na dañoo dugg ci biir ne xëj na dañu fa ngaaralul rek comme ñenn ñi waaye moom mën nañu cee dugal waaye moom mën nañu cee dugal ndax li ma wax léegi ndax li ma wax léegi xam naa li may gàttalee daal ne li may gàttale daal gannaaw cant ne gannaaw cant gi mooy wax leen rek mooy wax leen ni ñu ngi ci nu ngi ci maanaam ñu ngi ci seen biir nu ngi ci seen biir lépp loo xam ne lépp loo xam ni ne suñu jot may nañu ne sunu jot may nanu ko yëngu-yëngu yi yëngu-yëngu yi dañ ko di fàttali dinañu ko ci participer dee ci ñaan la bu dee ci ñaan la bu dee ci dox la ne yàlla may leen ci ndam ne yal na leen ci yàlla may ndam ñu yegg fu ngeen ko ne ba mu yegg fu ngeen ko foogul ne nu bokkandoo tàllal loxo yi def ñaan amiin yaa rabbi amiin du Sénégal ñu koy wax Renades Renades ne ko Daawuda ñun bu soobee yàlla lépp lu ñu am dinañu ko bokk ak yéen ñi nga xam ni yéen bu bari mu ni dañu koy tàmbalee ci ca président Daouda Diop mu Sébikotane
ndax kenn jëkku ko nangu président Daouda waaye tey jii ku ne bëgg ngaa ñëw Renades ndeysaan waaw waaw waaye ñaari loxoy takk tubéy te mooy takk sër ñi ko leen di jàkk xam ne duñu femme objet oui ndeysaan kii mooy président Omar Sow bi ñu sosee Renades moom la ñu teg ca bopp ba président Omar Sow la nga waxoon le 19 août yaa ngi association bi ñu créé ko bi ñu ko créé président de la république validé association bi bi président validé association bi nangul leen ko teg leen ci loxo ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñuy liggéeyandoo ak ministre de l'élevage ba yàlla dogal ñu xam ne jamono bii nu toll jur gi war nañu leen a jàpp war nañu leen a jàppale waaye war nañoo jàppale borom jur gi ñu ñëw ak seen doole lii fi sabilillah kon nag Sam yéen ñi nekk ci daral bi Daouda Diop bii di doomi Sébikotane bokk ak ñoom di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg moo tax association bi jóg association bi nag ndimbal moo leen tax a jóg jaayuñu Renades jaayuñu waa association Renades jaayuñu leblewuñu feeku wuñuy bor dañuy def fi sabilillahi ndax wax naa leen léegi ci buntu kër Serigne Cheikh nee naa leen Serigne Abdoul Aziz Sy daana wax ni yërëm naa jaami yàlla yi waaye mala yi nañu leen ci boole ba mala mi gën a tuuti ci mala yi ñu di ko wax sànqaleeñ nga xamee ni moo tolloog atome nañu leen bàyyi xel ba taxawu leen ndax seen ak dund sell kon ñoom loolu mooy seen base ñu ànd ak Daouda Diop ànd ak président départemental yëpp ànd ak région de Dakar ñu ñëw fas yéene wër Sénégal daral bu ne dinañu fa dem joxe fa teraanga bi waaye nag fi sabilillah bëgguñu nag ñu wane ginnaaw yéen ñiy jaay xar yi ngeen di xëccoo wala ngeen di xuloo wala ngeen koy xeexoo ma samba moomu ko ma demba moomu ko ngir yàlla ak jëmmig jur gi ñoom dañu ko andil kon na ci jur gépp seddu na ci jur gépp lekk loolu mooy tax seen tànk su ko defee rek dañuy jox kilifa yi ñoom itam ñu wane seen protocole waxtaan ak yéen ñi yor daral bi te lii c'est une première day dooraam waaye fas yéene nañu at mu jot lii am kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla barkeel seen tànk te barkeel seen jëf te leeral ko bi urmati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu Amadou Lo mu Alaaji Talla Lo waaye mu Serigne Balla Lo nga xamee ni bi ñuy ñëw Sébikotane booba lëndëm bari na fi ci wàllu diine maamam toj àll bi leeral fi l'islam imposé fi diine samp fi xadara ba loolu mooy dundal tey jii Sébikotane ci moom la ñu jaar mu waxtaan ak ñoom ñaanal leen yàlla kon sëñ Sam ñu bàyyi leen ak ñoom waa protocole bi ñu wax billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim bu ñu sante yàlla julli ci yenent bi gërëm suñuy ñaari waajur ñi ngi leen di sant di leen gërëm ndax li ngeen ñu dalal fii ci daralu Sébikotane di jël suñu nuyoo muy nuyoo réseau national des éleveurs du Sénégal di ko jottali président daral bi di Gorgui Ba di jël suñu nuyoo di ko yóbbante président association pour l'amélioration de la race Ladoum bu Sébikotane du suñu frère Daouda Diop di nuyu bépp nit ku nekk ci daral bi di fi yëngatu ci mbirum jur li waral suñuy tànk tey mooy dañu ñëwoon pour di remercier président Daouda Diop d'abord ndax bi ñuy ne avril 2017 toog xalaat ni yàgg nañu ci càmm mais dañu toll fu nga xam ni bëgg nañ cee dugal suñu loxo pour càmm gën a jëm kanam moom ci ñu njëkk a wuy si di sottanteeg ñun xalaat ca la bokk moo tax président Daouda waa Renades ñi ngi lay delloo njukkal di la sant di la gërëm
bañ ko waxee ni tamit dañuy ñëw Sébikotane mu ne maa ngi leen di xaar ndax foofu cosaanu càmm la te bu nga xam ni moo tax ñu jóg tey dañ leen waxoon ni dañoo bëgg muy éleveur bi nekk Dakar que muy éleveur bi nekk Sébikotane muy éleveur ba nekk ca Kédougou moo tax bi ñu defee suñu assemblée générale le 19 août yàlla def ñu fal suñu bureau jël ma teg ma ci boppu kuréel gi muy RENADES yàlla nañu yàlla jàppale ba yen bi woyof ñu ne dañuy sàmm kàddu sàmm doxalin bu bees bi ñu wax ci biir association wu éleveurs yi mooy li nga xam ni dañoo am ñaari sponsor leader ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax tey bu ñu mu yegsee fii ñoom joué nañ ci un grand rôle dañ doon jàppale ba ñu tàmbalee ba léegi ñuy la Sedima ak les grands moulins de Dakar non seulement dañuy jàppale mais dañuy yëkkati repas bu takku may ñu ko munoon nañ ni dañuy soog a juddu repas boobu nañ ko jël dugal ko ci leneen mais comme dañ ni même bu dee ñaar fukki dërëm sax moom la ñu am ci li ñuy dox muy mbirum càmm dañ koy dellowaat éleveurs yi ñu ne gor ca wax ja te yàlla def ñu nekk ci période tabaski di fête religieuse yi gën a màgg ci Sénégal repas boobu nañ ko jël séddale ko bépp éleveur bu nekk ci région de Dakar ak région de Thiès te muy yëngatu ci opération tabaski loolu moo waral suñuy tànk mais bu ngeen gisee ñu tàmbali loolu dañu bëgg a rappeler rek ni jamono tey bu ñu bëggee suñu réew développé comme ni ko kilifa réew mi tënkee ci li muy wax plan Sénégal émergent secteur bu nekk ña fa nekk di fa yëngatu ñoo war a organiser wu dooleel état bi gën ko dooleel jàppale ko damay wax rek ci mbirum yar jur gi tabaski amul benn réew mooy dem man xam naa ci dara ndax liggéey naa bitim réew liggéey naa ci ay réew te ay jullit doo nga fa ne amul réew booy dem état ba di yar ay xar ba pare di ko jaay nit ñi loolu amul fenn état loolu du rôle am mooy encadrer mobiliser ay ressources mais ñun ñi nga xam ne nag ñooy les éleveurs ñoo war dugal suñu loxo gën ko cee dugal gën a organiser wu ndax yàgg na ñuy jéggaane xar jot na ñu wàññi jéggaane boobu te ci at yu néew waratuñu jéggaani ji xar te RENADES dafa jóg taxaw pour jàppale gouvernement bi pour que objectif yooyu ñu atteindre ko le plus rapidement possible dans les prochaines années mun na nekk ndax suñu mbay léegi tabarfakalla macha allah ndox am na ngi daw ñi ngi def campagne agricole yu baax ñi ngi am ngooñ mu bëri am gerte am dugub mais loolu su amee war na am impact ci élevage bi waruñoo def bu ñuy def ay performance agricole war nañu def ay performance dans l'élevage te première performance bi ñu war a def tey war cee jàppale nguur gi mooy ñu fexe ba am autosuffisance en mouton de tabaski loolu nag ci la RENADES taxaw te ren gis ngeen wàññi nañu sax li ñu jéggaani woon ren 320 000 moutons rek la ñu bu baax ñu wàññi ko mu nekk 200 000 moutons rek yu ñuy jéggaani dans un an dans 2 ans bëgg nañu bu ñuy jéggaani peut-être 50 000 moutons la ñuy jéggaani dans 3 ans ñun éleveurs u Sénégal ñooy produire ay xar en quantité suffisante et en qualité et à des prix abordables mun na nekk te RENADES dafa taxaw fas yéene def loolu parce que xam-xam baa ngi fi pas-pas baa ngi fi te dëggu gaa ngi fi pour loolu mun a nekk parce que tey bu ngeen gisee madame la ministre tëral na politique am defar naa ay projet am mi ngi liggéey pour que loolu mun a nekk mais moom rek mënu ko def il faut que ñun ñu dugal ci suñu loxo te moom mun naa ni sax 20% rek la war a def 80% yi les éleveurs ñoo ko war a def pour que ñun ne am autosuffisance en viande autosuffisance en mouton bu fekkee organiser wu nañu professionnaliser wu
ci filière yëpp nag ndax danaa des damay fàttali ne du xar rek moo tax ñuy yëngatu c'est parce que opportunité tabaski bi moo nekk moo tax ñuy wax waxu xar mais ku yar picc ku yar petax ganaar bëy mbaam xuux lépp ci biir nga bokk ndax élevage diversité bi mooy force am te économie réew li ko yor ci du réew yi mel ni Sénégal mbay daf ci am solo càmm daf ci am solo napp daf ci am solo donc yooyu nag ñi nga xam ne ñun ñooy les acteurs à la base ñoo war a gën a góorgóorlu gën a am taxawin bu bees gën a dëgër su ko defee état bi mun ñu gën a encadrer pour que objectif d'autosuffisance yi ñu am ci autres secteurs yëpp ñu mun ko atteindre mën na nekk bu ñu yaakaar ni chaque année dañ koy wax ñu jéggi dem jéggaani xar loolu RENADES daf ci fas yéene taxaw incha allahu rabbi pour que dans les 3 prochaines années dañ koy wàññi progressivement gap bi mais buñ ci yeggee dootuñu jéggaaneeti xar ndax potentialité yi ñu ngi fi nit ñaa ngi def ay bergeries yu bëri càmm gi suñu mbokk pël yaa ngi ci suñu mbokk séeréer yi joolaay ñëpp dañuy yar ndax tey dañuy wax ni 14 millions de sénégalais yëpp ay éleveurs lañu parce que wax leen ñu ban kër ngeen di dugg bu nga xam ni yaruñu fa wala lekkuñu lu jóge ci càmm amul donc élevage 14 millions de sénégalais yëpp la concerné de sorte que gis nañu sax gouvernement bi nekk ci benn yoon bu intéressant mooy ranch de Dolly bi nga xam ni moom la ñu bëgg bu ñu paree def fa ay ateliers yu nga xam ni ñooy produire des moutons ak ay nag ay xar en quantité suffisante pour vraiment mën a jëmale élevage kanam RENADES sax dina toog ak lu yàggul ministre bi ak autorités yu mag yi pour que ñu wax leen suñu xalaat ndax même ranch de Dolly ñun xalaat nañ ni mun nañu xool côté Saloum am fa beneen ranch côté Tambacounda am fa beneen ranch gis nga loolu bu ñu ko defee waxuma la jéggaani waaye dañuy dem ba ñun ñuy exporter li ñuy defar c'est-à-dire dootuñu jéggaani mais dañuy exporter di jël suñu xar yi suñu nag yi suñu bëy yi di ko yóbbu ci sous-région bi di ko yóbbu bitim réew RENADES nag loolu mooy taxawinam mooy dugg ci dynamique d'émergence bi ñu nga xam ni moom la ñu tracé ndax am réew nag organisation la laaj ñi fi nekk ñooy joxe voies yi ñu tracé pour ñu war a développer ñëpp mun cee dugg indi ci seen xel seen xalaat te loolu la RENADES taxawee pour que vraiment élevage jëm kanam su ko defee li ñuy wax développement solidaire loolu mu nekk lu dëggu ah ñu jàppale vraiment l'action gouvernementale parce que dafa am solo nañu wante dëgg dafa am solo parce que am réew état moo ko yor mais moom bu defee impulsion bi joxe orientation yi mobiliser ressources yi ñun acteurs yi nañ def li ñu war bu ñu defee li ñu war rek vraiment li ñu bëgg dinañ ko am et surtout nag ci càmm gi moom wax dëgg yàlla yéen waa Sébikotane dañ leen di lancer un appel 2018 fii laa koy waxee tabaski 2018 ren 320 000 moutons la ñu jéggaani woon wax nañ ko waa Tëngéej nee nañu bu déwénee bu ngeen ñëwee di ngeen xam ni objectif bi ngeen fixé di ngeen ñu ci fekk bëgg nañu kenn du jéggaani 320 000 moutons ñoo koy liggéey ñun éleveurs yi te waa Sébikotane bëgguñu kenn dem bàyyi leen na ngeen fexe ba bu déwénee bu état bi di jéggaani buy jéggaani moins de 150 000 moutons lay jéggaani loolu su ko defee at ma ca topp ah ñu mën a fexe mu wàññeeku bu baax 3e année ba ñun ñu am suñuy xar te infrastructure yi fi am yëpp état bi nekk ci aussi dinañ ko gën a exploiter pour loolu mën a nekk vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm di remercier encore une fois Sedima ak ñëw repas bi tey ci ak waa presse bi aussi yéen vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii dafa baax ngeen fesal li ñuy liggéey pour que ñëpp xam ñi bokk ci élevage que waa RENADES ñi ngi ñëw te li ñu wax ñi ngi ci lu ñu am dañ koy bokk ak éleveurs yi parce que yéen aussi vous êtes des vecteurs de développement presse du pour bind rek tas xibaar mais dañu nekk un pouvoir important dans le développement d'un pays donc action yu mel nii bu ñu koy def ngeen koy fësal du ñu mën lu dul sant leen gërëm leen et di leen wax lii tamit nañu continuer fu ñu dem ni ngeen ànd ak ñun parce que caravane bi day continuer dañuy dem Thiès aussi vraiment dimanche incha allah suba ñu nga ci banlieue ba Guédiawaye ak Pikine Massar jógee Thiès tey te
saa yu nekk bu ñu amee dara dañuy ñëw bokk ko ak yéen éleveurs yi ndax loolu mooy tax yëf yi mën a jëm kanam bu état bi jàppee fukk ñu jàpp juróom yëf yi day dox rek waaw te loolu moom moo am solo maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. solo cher moo tax léeg-léeg cher moo tax Renades daf ci am gis-gis déjà suñu partenaires yi muy Sedima ak Grand Moulin ñoom taxaw nañu pour xëy na léegi tabaski bi buñ ci génnee ñu fexe ba au moins éleveurs yi nekk ci Renades yëpp di mën a am aliment bi ci prix bu yomb loolu moom li ci des mooy ñu signé ko rek ñu commencé di ko def mais loolu doyul ñun Renades dañ ci am gis-gis moo ne bu éleveurs yi organisé woo ndax mbir mi jaay la ak jënd ki ko soxla moo koy jënd suñu fexee ba parce que offre ak demande la rek ba ñu organisé wu bu baax ba ñu am visibilité ci éleveurs yëpp ñu xam li ñuy consommer ci aliment su boobaa buñ ko tegee ci table ji dana tax ñoom xam nañu année bi li ñu war a produire ci aliment seen business plan li mu leen di may su ko defee ñu mën a wax ni lii danañ ko wàññi ci aliment bi te ñoom d'accord nañu nee na ni ñu leen gisee ngeen organisé wu d'accord nañu dimbale leen ci lu mel nii pour que yéen ngeen mën a vraiment am aliment bu yomb donc loolu aussi ci taxawinu Renades la bokk pour que aliment bi yomb am nañu yeneen gis-gis parce que même vaccination mais jur gi dañ leen war a ñàkk ba léegi ñi ngi ci taux de couverture sur la peste des petits ruminants de 25%. Renades actuellement pare na te commencé nañ ko pour ànd ak nguur gi ci campagne de vaccination yi pour que fii léegi déwoon ñu yegg 50%. loolu mooy lii tax élevage jëm kanam ci accès wu financement éleveurs yi am nañ ci gis-gis ba nga xam ni lu yàggul dinañ leen génneel benn téere bu nga xam ni dañu bëgg d'abord nag defal la priorité au ministre de l'élevage parce que moom mooy suñu kilifa mooy suñu tutelle pour discuter ceeg moom buñ ci d'accordé ñu mun ko wasaare ci langue wolof ci langue bu nekk bu ko defee nit ñi éleveurs yëpp gën ko xam parce que li ñu wax daal mooy fu càmm nekk tey muy Dakar di Sébikotane di Kédougou na xam ni lépp lu nga xam ne mooy njëriñu élevage te nga nekk ci biir Renades dara du la ci rëcc lépp di nga ko yëg lépp dana yegg si ci yow te loolu bu ñu ko defee dans un processus développement solidaire loolu mooy indi vraiment contribution élevage dëgg ci émergence su Sénégal ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. di jaajëfal ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoo ñu fekk si fii jugee ba Dakar wax dëgg yàlla di def lu am solo di Renades di réseau national des éleveurs du Sénégal wax dëgg yàlla ñu tënk ko rek comme temps bi mayuñu lépp président Ngor Ba di président daral bi wax dëgg yàlla wax na wax ju am solo mais temps bi mayuñu ko kon ñu tënk rek wax dëgg yàlla mu ngi jaajëfal Renades bu baax a baax mu ngi jaajëfal Renades bu baax a baax ci acte bi mu def di wax ni aussi moom ak ñi nga xamante ni moom ngeen fi fekk si ñëpp ñu ngi si ginnaaw Renades à partir d'aujourd'hui di wax ju am solo dañu naan la fi wax okkal ma ak waxal ma dañoo yem dina ëpp mbaa mu manqué mais wax na wax ju am solo bëggoon naa sax jox ko kàddu mais xaju fi wax dëgg yàlla ñu ngi jaajëfal Renades bu baax a baax macha allah di ñaanal Renades li ñu initiative bi nga xamante ni moom la ñu am yàlla suñu borom def ñu fi ñu ko bëgg a eggale ñu egg fa incha allahu taala di leen wax ni aussi fi ñu ñëw di Sébikotane wax dëgg yàlla soxla nañu lii parce que sàmm xaw na fi sooxe trop wax dëgg yàlla bu ñu amee lii dañuy jël incha allahu taala aussi ñu ngi ciy xaar Renades ci loolu ñu tënk suñuy kàddu fii ba yegg fële incha allah jaa ngeen jëf.